Bonsoir et bienvenue dans votre émission Santé pour tous. Comme nun ko baaxee rek di defee chaque mois ñu andi benn sujet bu ñu nar a waxtaanee tey nag ñoo ngi fii ci dispensaire bu Santhiaba andi ci ak madame Fatoumata Kounta madame Camara nekk sage-femme fii ci dispensaire bi ngir nar a waxtaanee li nga xamante ne moo di déroulement grossesse maanaam yoon bi nga xamante ne fa la ñuy jaar ba soxna si mën a mucc si jàmm dañ ciy dalal madame Camara Fatoumata Kounta nekk sage-femme fii ci dispensaire bi madame Camara ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal di la dalal jàmm suñu émission santé pour tous. maa ngi leen di fay di nuyu ñëpp di nuyu population Santhiaba di leen jaajëfal yéen ñi yore communication. voilà comme nu ma ko waxee rek sànq ñu nar a waxtaanee ci biir émission bi li nga xamante ne moo di déroulement grossesse maanaam yoon bi nga xamante ne fa la soxna si war a jaar ba mu mucc si jàmm. tey bu ñu nee grossesse wala bu ñu nee nit ki war na lor wala sax ñu ñëw d'abord ci lan mooy grossesse maanaam lan mooy ëmb définition bi. waaw ëmb bu ñu koy faral di wax mbir la boo xamante ni dafa bokk ci jigéen cycle la tey day nekk ëmb na beneen waxtu mu nekk ci planning familial beneen waxtu mu nekk ci nàmpal bi walla mu nekk ci waat ëmb cycle dund la bokk ëmb ak am doom nàmpal ko planning familial dellu si waat ci ëmb. tey bu ñu nee maanaam nit ki bu ñëwee consulter wu ñoo def consultation ñu xamal ko ni nit ki moom dafa ëmb tey lan la war a njëkk def. waaw jigéen toujours lu ñuy gën di faral di bëgg ci jigéen bi waxtu yi muy gis règle mu am benn calendrier bu ndaw bu mu koy noté règle bi bés bu mu ko gis mu natt ko ni tey gis naa sama règle walla tey de gisuma règle ndaxte loolu dina tax bu ëmbee moo xam ne fi mu ne ëmb naa walla bu ëmbul moo xam ne ëmbul maanaam jigéen daal war na di saytu boppam moom ci boppam balaa muy dem ci benn bérébu fajukaay ak yépp moom na xam moom mooy kan xam boppam nag bokk na ci xam kañ la règle yi ñëw kañ la arrêté encore loolu baax na ci jigéen léegi nag bu demee ba xam ne moom gisul règle automatiquement mu daw si ñëw ci bérébu fajukaay bi ndaxte boo gisul règle am na lu ci war mën na nekk ëmb mën na bañ a nekk ëmb su nekkee ëmb nag ñun dinañ xam naka lañ koy tettee ba keroog muy mucc ak jàmm tette bi nag moom la ñuy wax consultation prénatale lu toll ak 4 visite la war a def jigéen wérul bi. voilà balaa ñuy gën a xuus ci li nga xamante ne moo di consultation prénatale wax nga ko sànq ne jigéen bi nga xamante ne gisul règle mën na am mu doon signe grossesse est-ce que am na yeneen signes yi nga xamante ne moom mooy mandargal ni kii kat dafa wan na lor. waaw jigéen bi nga xam ne dafa wan na lor ci njëlbeen bi du gis règle te itam dina am ay mbir yoo xamante ni moom la ñuy wax signe sympathique de la grossesse signe yoo xamante ni moom mooy ànd ak moom parce que dina am changement parce que grossesse buñ toujours ni ma koy expliquer damay wax ne butit bi nga xam ne mooy butitu njurukaay bi ak butit bi nga xam ne moom mooy butit bi nga xam ne mooy def li ngay alimentation beeg yooyu tube digestif bi ak butit bi nga xam ne moo def sac bi nga xam ne moom ngay tuuru ndox moom mooy vessie bi ñoom ñëpp dañ nekk ci benn sphère ba pare dañu tegaloo léegi waxtu bi nga xam ne jigéen bi wan na lor butitu njurukaay bi day yokku bu yokkoo butit bi nga xam ne moo yore saw mi day am lu koy gêner butitu njurukaay bi da koy gêner butit bi nga xam ne moo yore wàllu li muy demee cabinet yooyu boobu tamit day changer ce qui fait que toujours dina am trouble digestif ak trouble urinaire soit muy wàccu bu bari mais aussi yenn saa yi mu seetlu ne dafa constipé wala leneen ak leneen wala tuur ndox bi yokkoo bu weesoo loolu tamit changé na parce que dina am ay wàccu
dina ni mu daan soxlaa deret dafay yokk kon yenn saay bu fekkee naanul fer da ngay gis mu commencé di miir mel ni moom la ñuy wax jafte mu changé. voilà sànq yaa ngi doon wax li nga xamante ne moo di consultation prénatale mu nekk li nga xamante ne am na solo si femme bi nga xamante ne dafa wan na lor. est-ce que mën nga ñëwaat tuuti ci lan moo tax walla lan moo waral ñuy faral di def CPN. waaw consultation yooyu bu ci nekk dafa am bés bu nekk buñ ko jox rendez-vous rek am na lu tax bés bi nga xam ne moom la toog gisul règle loolu dina tax ñu mën a dater grossesse bi maanaam ñu xam grossesse ëmb bi fan la toll bés bu mu jëkk a ñëw loolu lu ñuy saytu la dinañ xool tamit ci biir moom ndax amul woon yenn doomu jàngoro yu nekkoon ci moom nga xam ne bu ëmb bi ñëwee day yokk loolu dañ ko seet xool facteurs yi nga xam ne maanaam mbir yi nga xam ne ay risque la ci moom ñu seet ko xam nan la ci ëmb bi te itam dinañ ko xool tamit xool ndax mi ngi doon jël ñàkku tétanos bi ñàkku tétanos boobu tam daf ci am solo ndaxte dina ko aar parce que toujours ñun ëmb duñ ne feebar la waaye dinañ ko tettee ba nga xam ne bu mu am benn jafe-jafe ñàkku tétanos dañ ko xool mais aussi dinañ xool ndax doomu jàngoro sida bi parce que fi ñu toll nii ci Sénégal ñu ngi toll ci waxtu woo xamante ni bëgg na jigéenu wérul boo xamante ni jàkkaarloo nañu ak moom di wax ak moom daañu waxtaan ak moom ci doomu jàngoro sida bi mu seet yaramam su fekkente ne doomu jàngoro bi nekk fa allahu alam du am problème mais su fekkee nag doomu jàngoro bi mu ngi fa dinañ waxtaan ak moom xool nuñ koy tettee ba doomam du ko am parce que loolu moom mooy objectif yi ñu ngi nekk en phase d'élimination de la transmission mère-enfant du VIH donc loolu lu bokk ci sunu objectif la bëggatuñu benn doom juddu ak doomu jàngoro sida ci kaw loolu nag kon ku ñëw daañ la tette waxtaan ak yow ba xool ba xam doomu jàngoro mi ngi fa wala nekku fa su fa nekkul baax na su fa nekkee tamit daañ la tette ak sunuy garab ba nga xam ne doomu jàngoro boobu doo ko wàll sa doom donc yooyu bokk na ci pàcc yoo xamante ni su ñëwee ci visite bi rek daañ ci waxtaan ak moom ak tamit fer parce que fu ñu waxee ëmb rek wax deret dana soxla deret accouchement bi mën nañu xayma ne accouchement bi mën na am bañ a am jafe-jafe mu ñëw amul jafe-jafe mën na ñëw tamit mu am jafe-jafe te jafe-jafe bu ñu gën a seetlu ci jigéen au niveau fii mooy jigéen ñi nga xam ne bu ñuy matu dinañ am loraange goo xamante ni mu ngi jóge ci ñàkk deret maanaam nàcc bu bari boo xamante ni bu fekkonte ne jëlul fer loolu mën na ko lor. fer bi baax na si ñi nga xamante ne ñoom ñooy faral di maanaam ci femme bi nga xamante ne daal dafa wan na lor. femme bu jigéen bu wan na lor moom lu mu gàtt gàtt daañ ko accompagner ak fer saay bu ñëwee consultation bés bu set dafa war a naan fer ba keroog mu am doom ba doomam am juróom benn weer dañ ko war a topp ak fer. gis nañu CPN maanaam consultation prénatale doon na tam li nga xamante ne dafa mel ni moment d'échange la maanaam ci sage-femme bi ak ci femme bi nga xamante ne moom dafa war na loru comme nun ko waxee sànqaan yi mais est-ce que mën nga ñëwaat ci période bi maanaam bu njëkk ba da ngay dégg naan kii baare nañu carnet mais léegi dafa mel ni loolu defatu leen ko lan moo waral loolu. waaw xam nga su may wax consultation prénatale boobu tette la maanaam da ngay topp femme bi di ko gunge ba mu àgg ci wasin ak jàmm mucc ak jàmm doomam nekk ci jàmm mu nekk ci jàmm kon boo ko tettee ba nga xam ne mi ngi waaj a àgg gunge ko ba mu ngi bëgg a dugg ci biir kër ga nga daal di wanaat ko gannaaw mën na daanu ci yoon ba walla leneen ba tax du dugg ca kër ga moo tax nag tette ko ba ca biir kër ga moo waral dañ na naan duñ la baare fukki fan ak juróom bu jot da ngay ñëwaat ñu seet bu ñu seetee xool xam ne lépp mi ngi ci jàmm xëy na mat bi moo ñëwagul ñu ne jàmm la waaye yenn saay nga tette ko nga dem ba kii nga gis ne am na leneen lu ko mën a faagaagal parce que dañuy wax ne ëmb waruloo gis ndox waruloo gis deret waruloo ci biir ëmb bi kon boo toogee ba nga xam ne pare na nga ne ko baare nañ la mën na dem ëmb bi
dépasser terme bi parce que su dépasser terme bi foofu tamit mbir la boo xamante ne mën na lor doom ci parce que yàggaay boobu mu nekk foofu mën na indi yeneen jafe-jafe ci wàllu ëmb bi donc tette bi ñuy wax daal dañuy dem ba nga xam ne ba gunge ko ba mu jeex ba doomam génn si ak jàmm moo tax fukki fan ak juróom bu jot baare amatu fukki fan ak juróom bu jot day ñëw xool si sage-femme wala leneen lu ko jaaxal ci diggante bi mu ñëw waaw parce que mat mën naa jot ñu ne ko déet yow dangaa teel a wax bul dem fekk na am na lu koy lor ci biir donc mu teel a ñëw dana ci baax. léegi ñu ñëwaat si ñi nga xamante ne duñuy faral di def CPN consultation prénatale ñooñu lan mooy doon conséquences yi wala tam lan moo leen di xaar. waaw jigéenu wérul bi warta toog ku daan gis règle am tey gisuloo sa règle non seulement mën na nekk ëmb mais mën na nekk beneen loraange boo xam te ne du ëmb mën na nekk ëmb boo xam te ne na mu tëddee ci biir baaxul kon toog bañ a dem hôpital parce que ëmb nga toog ci sa kër vraiment du lu ñu conseillé bu ñu sañoon ñuy ñëw bu ñu gisul règle rek ñu ñëw waaw d'autant plus que lu ñu mën def pour yaatal ko pour mu miin ba nga xam ne bu ñëwee du fi gis benn jafe-jafe boo xamante ne dina ko repousser ba mu ne day kii ñun daal suñu sañoon daal ku gisul règle day ñëw waxuma sa règle waaye loo gis lu la jaaxal nga dëkk ak dispensaire bi man pour man war ngaa mën a ñëw ñu xool la. maanaam femme bi léegi confirmé nañu nee nañu mam léegi dafa wan na lool maanaam mi ngi yore ëmb. première maanaam trimestre bi foofu gis nañu soxna yi dañuy xaw a fragile. wucc bi day bëri jafte bi dafay métti lan moo war a doon foofu noonu comportement femme bi. waaw comportement femme bi alimentation bi day changer moo tax dañuy bëgg su ëmbee. waxtu woowu bu mun man toujours dama leen di wax naan bul toog ci añukaay bi rek nga lekkandoo ba diis lekk lu bari déedéet dangay dagg-daggee lekk bi danga koy fractionné dégg nga yenn saa yi nga lekkandu tuuti nga bàyyi mais boo jëlandooyee lekkandoo lépp mu ne bërét bu yàggee dangay booy lekk lu bari rek day jékki-jékki génnandoo noonu donc da nga koy fractionné da ngay dagg-daggee lekk bi ce qui fait que parce que li ma wax butitu njurukaay bi dafa maanaam dafay gêner butit yeneen yi nga xam ne ñoo estomac bi ak kii bi donc day changer puisque day changer donc yow booy lekk da nga war a fractionné ko ba pare tamit alimentation bi dafa am solo moo tax boo seetee léegi jigéenu wérul yi bu jëkkoon carnet yi du am communication mais boo seetee carnet yi léegi dafa am communication saa yi dañ naan bu fekkente ne am nga xaw nga am tuuti loo xam te ne mën nga koo lire ngay toog souvent di xool carnet bi parce que carnet bi lu bëri mi ngi ci information yu bëri mi ngi ci parce que outil de communication la su demee moom toog këram carnet bi nga ko jox mën na ko xool di xam parce que li muy lekk tamit dafa war a am alimentation bu équilibrée di lekk fruit di lekk vitamine par vitamine yi mu soxla parce que doot nekkatul moom la ak doom ci donc ni mu war a lekkee dañ koy ci kii. voilà gis nañ tam ci période boobu boo ci tolloo da ngay faral di dégg ñu naan la da ngay moytu yëkkati lu diis da ngay moytu fobeere maanaam ci premier mois de grossesse bi da ngay dégg naan moytu lii est-ce que loolu noonu mën nga ko confirmer. waaw loolu tamit lu ñu jar a bàyyi xel la parce que ëmb la mi ngi doog a ñëw ci yow am na yenn liggéeyu diis yoo xamante ne xëy na boo koy def. bal moment wu grossesse bi processus la dafa am lu muy topp ci njëlbeenu grossesse bi àndaale bi mi ngi doog a lalu ci butitu njurukaay bi am na noo xamante ni bu ko nit ki di topp di liggéey yu diis yoo xam mën na ko déjjati mën na indi ay avortement donc en début de grossesse surtout 3 premiers mois yi yenn activité yu diis yi ak yenn toogaay yi yàgg yi dañ ko ciy tere loolu moom am na et même rapport sexuel bi sax en début de grossesse dañ koy wax ñu koy wàññi par rapport ak jëkkër yi.
boobu xam naa dinañ ci ñëwaat sànq parce que bari nañ trop ñi nga xamante ne dañuy faral di laaj question boobu noonu durée grossesse bi. durée grossesse ñun souvent dañ koy kii xayma ci 39 semaines d'aménorrhée ce qui fait que si ay semaines lañ ko maanaam 9 mois mais nag comme ni ma la waxee bu xamee kañ la gisoon règle loolu dina tax ñu xam kañ la war a am doom léegi nag jigéen bi nga xam ne dafa ëmb ñu xool ko su demee ba 42 semaines plus de 42 semaines su ko defee rek bu dépassé 42 semaines foofu dañuy wax grossesse prolongée te loolu tam baaxul waaw. grossesse prolongée boobu lan moo koy faral di andi des fois. parce que femme bi mi ngi doon def consultation yépp nu mu waree. mais maanaam dépassé na 9 mois comme ni nga koy waxee. dem na ba mu romb foofu lan mooy faral lan mooy faral di andi loolu. xam nga dafa am jigéen ñoo xamante ne xam nga am na ñoo xamante ne lu bees ci ñoom seen organisme da koy rejeté par contre am na ñoo xamante ne lu bees ci ñoom seen organisme du ko gaaw a rejeté ce qui fait que am na jigéen ñoo xamante ne ëmb mën na nekk ci ñoom du changer dara même jafte boobu ngay wax am na ñoo xamante ne sax duñ ci jaar ce qui fait que am na ñoo xamante ne grossesse bi bu nekkee ci ñoom du gêné du amul benn effet bu muy def ci ñoom ce qui fait que yenn saa yi grossesse boobu mën na nekk ba nekk terme pour mu déclencher wu pour doom bi génn sax mu mel ni dafa bokk ci moom donc mais nag bu demee ba benn waxtu doom bi mën na souffrir walla mu am jafe-jafe donc bu ñu xasee ba am jigéen bi dépassé 42 semaines d'aménorrhée su boobaa dañuy wax ne grossesse la boo xamante ni grossesse prolongée la. prolongée yenn saa yi ci biir consultation prénatale dañuy faral di ne soxna yi ñuy def échographie. lan moo waral écho boobu. waaw écho boobu loolu bokk na ci mbirum xam ëmb bi fan la toll ci njëlbeen écho bu ñuy jëkk a def boobu dañuy jëkk a xam ndax ëmb bi mi ngi nekk ci terme normal loolu nag. lu écho boobu écho bi ñu gën a soxla bi gën a leer pour dater la grossesse bi mooy ëmb échographie bu ñu def avant 11 semaines d'aménorrhée maanaam 11 semaines aux environs su defee 11 semaines avant 11 semaines foofu bu fekkee def nañ fa écho boobu fiable na pour wax la kañ lay am doom ak kay mais su fekkente ne écho bi teelu ko def tamit dinañu jox ay renseignements mais renseignement boobu dootul fiable renseignement bi ñuy wan daté grossesse bi bu weesoo écho bi xam kañ la gëjoon a gis règle loolu dina tax dinañu permettre ñu xam kañ lay am doom ak kañ la ëmb bi toll. moom soxna si moom ñaata échographie la war a def ci période bu mu ëmb noonu yëpp. normalement écho yi bu ñu amee 3 écho baax na bu ñu amee 4 écho aussi baax na waaw parce que écho bu njëkk bi moom mooy ñuy datel grossesse bi wax ñu insertion placentaire bi fan la placenta bi tëdd ak loolu ñaareelu écho bi daf ñuy wan ni mu tëddee ndax baax na te itam daf ñuy wan ndox mi mu nekk liquide amniotique bi mbax am na quantité bu suffisant la boo xam te ne xale bi dina ci mën tëdd te du def benn problème xool tamit placenta ba xam mi ngi lalu normal te amul benn problème ba xam amul loo xamante ni dina ko maanaam changer maanaam ni mu tëddee dina indi problème après ci biir grossesse bi donc écho yi loolu la benn am na tamit écho bi nga xam ne dinañu xamal buy accoucher ndax doom bi rëyul wala dafa tuuti parce que doom bi su fekkente ne am na poids yenn yi nga xam ne dinañu wan ne lii de mën na nekk césarienne wala déet ak tamit position xale bi parce que xale bi am na noo xam ne bu ko tëddee pour mu accoucher normal day metti donc position xale bi tamit dinañ ko xam ci écho bi donc buñ defee ñeenti écho baax na mais nag souvent ak suñu dëkk yi yenn saa yi dinañ yem ci benn écho yenn saa yi ñu yem ci ñaari écho waaye nag l'idéal moo doon mu def écho 3 écho. 3 ba 4 am na benn question bi nga xamante ne day faral rek di ñëw ndax ñu bëri dañuy faral di laaj ndax jigéen bi nga xamante ne ëmb na
ndax mun na jote ak jëkkëram mun na sax ak jëkkëram wala dafa am tam bu ko defee dafa am dara lu muy yàqu est-ce que mën nga ci leeral tuuti. waaw début de grossesse bi rek lañ koy tere mu nekk loo xamante ni peut-être mën na indi avortement maanaam mën na indi parce que le fait que muy joteeg jëkkëram mun na ànd ak benn force boo xamante ni peut-être mën na yàq foofu dara mais loolu ci njëlbeen bi la rek bu paasee amul problème wala mu am yenn jafe-jafe comme par exemple su fekkee placenta bi dafa tëdd ay boo xamante ni dafa wàcc ci suuf xëy na loolu boobu jàngoro tax na yenn saa yi ñun sax ñi nga xam ne ñooy seet jigéen bi pour toucher ko parce que toucher am na yenn kii yoo xamante ne pour toucher ko boo ko toucher mën na yokk saignement wala mu indi problème donc loolu ça dépend ci jigéen bi mais l'idéal mooy début grossesse bi mu éviter yenn jote yi bu demee ba mu passé ci début bi maanaam 3 premiers mois li ci des mën na koo def du ci dara. dañuy am na tam benn fait bi nga xamante ne yàgg na fi te dañ koy faral di gis. mooy yenn saa da ngay gis soxna bu ëmb di def consultation prénatale waaye tam di utiliser yeneen médicaments traditionnels. ndax médicament yooyu noonu maanaam moo xam ren la wala tamit sunguf la wala tam li nga xamante ne daf koy naan ndax yenn saay loolu du am benn effet négatif bu muy def ci xale bi. parce que médicament traditionnel yi souvent amul dose bugguma ci souvent man duma ci bëgg a liggéey parce que toujours damay wax samay jigéen wérul de leen ñu éviter ko buñ ko laal. parce que non seulement bu ñëwee xamuloo dose bi xamuloo liñ ko jox parce que man médicament traditionnel yi am na yenn saa yi ni muy wexe li sunu benn kii daan wax naan lu wex rek foie bi da koy jéem a éliminer ak rein yi le fait que muy éliminer loolu lu ci ëpp insuffisance rénale yi boo seetee da koy indi parce que jël garab mu am toxicité boo xam te rein bi day continuer di liggéey bu liggéey ba sonn mais loolu day indi problème donc pour man jigéenu wérul moom waxuma sax médicament traditionnel mais médicament bu mu war a naan war na am contrôle war na nekk médicament boo xam te sage-femme moo ko jox wala gynéco mais toog rek jël garab de façon anarchique noonu vraiment conseillé wu ma ko jigéen wér parce que jafe-jafe rek lay indi yenn saa yi même si ak accouchement bi da ngay gis ñu jël dara jox ko mu naan ko mu rendre ko hystérique mu changer ci comportement et c'est pas bon. kon mun nañu ne yooyu les médicaments traditionnels am na ay effets négatifs yu bëri yi nga xamante ne. man moom vraiment conseillé wu ma ko sama jigéen wér même pas loolu médicament traditionnel parce que pour man médicament war na am contrôle ak fii la war a yem fii la war a kii waaye médicament amul benn kii vraiment liy faj tànk bëgg faj biir man vraiment je ne sais pas. gis nañu yenn saa ci CPN yi femme bi à chaque fois bu ñëwee rendez-vous da ngeen di jël poids bi ndax loolu dafa am solo le fait que ngeen di jël à chaque fois poids bi. waaw poids bi daf ci am solo. ndaxte jigéenu wérul dafa am par mois ni mu war a amee ni mu war a yokkoo yenn saa yi nga gis yokk bu ëpp mais yenn saa yi nga gis koo xam te ni yokkoo des na loolu tout comme bu ñëwee tamit day noonu la ñuy xoolee natt biir bi xool ni biir bi toll parce que yokkute bi dafa am par palier dafay am comme escalier. gis nañu tam yenn saa yi boo leen def CPN ci seen jumtukaay am na benn appareil bi ngeen di faral di. jël di ko teg ci biiru jigéen bi comme ça ngeen mën a déglu appareil boobu noonu ban njëriñ la am. loolu dañuy déglu xolu xale bi parce que xale bi tamit dafa nekk moom tamit bu ñu ñëwee ñun du ñu yem ci jigéenu wérul bi kese dañuy xool tamit xale bi ndax mi ngi ci état bu normal xol bi dinañ xool ba xam mi ngi kii normal battement cardiaque bi moom la ñuy xool. mais en plus de ça maman bi ci boppam dinañ ne ko ndax yaa ngi yëg mi ngi yëngatu loolu moom mooy mouvement actif yi te loolu dafa am importance parce que loolu day tax ñu mën a saytu wér-gu-yaramu xale bi ndax mi ngi nekk ci état boo xamante ne bu abordable la. gis nañ tam des fois da ngeen def lu ñuy ne toucher vaginal
toucher vaginal loolu noonu lan lay maanaam daal lan lay ban jàngat ngeen di def ci loolu wala tam dafa am li ngeen di seet. waaw bu ñuy def toucher souvent dañuy xool ndax butitu njurukaay bi tëju na parce que jigéen wérul bu nekkee nekk ci grossesse kon waxtu woowu butit boobu warul tijjeeku balaa moo tijjeeku matam muy accoucher 9 mois yi mat maanaam mu dugg ci 39 yooyu si lay doog a mën a wax butit bi si lay soog a ubbeeku donc ouverture boobu la ñuy xool mais xool tamit fan la butitu njurukaay bi maanaam fu mu situé loolu da ciy am solo xam tamit ndax amul ci vagin bi ay perte blanche parce que perte blanche yooyu baaxul ci jigéen wérul bi mais aussi baaxul ci doom ji parce que bu waree am doom foofu lay jaar donc bëgg nañ balaa mu fay aw foofu mu nekk milieu boo xamante ni bu set la et que tamit loolu tamit nekk na loo xamante ni lu bokk ci visite bi la dinañ xool ba xam amul dara loo xamante ni da koy kii. bu ñu ñëwee tey ci traitement bi tey lan nga ñu siy wax. traitement perte yooyu. non traitement maanaam femme bi nga xamante ne tey dafa kii mu tudd sa war na lor. ban façon traitement la war a suivre. waaw jigéen bi nga xam ne dafa war na lor toujours li may wax dañ koy tettee dañ fexe ba xool ba xam feeram yi mat na feer yi mu war a jël ndax mu ngi koy naan ndax amul dara loo xamante ni xëy na mu ngi koy gàllankoor ci feer bi ndax feer bi mu ngi koy naan mais aussi ndax feer bi dérangé wu ko parce que feer yi dafa bari façon mën na dem te jigéenu wérul bu nekk ak caractère am ak kiiwam su ñëwee tey mu ne la ah man de bi nga ma jox goût bi neexuma dafay changer boobu tamit da nga koy xoolaat ne ko ah kon dinaa ko changer parce que toujours moom jigéenu wérul la moom dañuy xool di ko tette mais tamit di ko xoolaale tamit ci bëgg-bëggam di ko ci jàppale bu dee nee na la man de comprimé bëgguma ko nga daan ne ko ah kon nañ bàyyi comprimé ñu jël sirop bi su fekkee dee na la sirop bi laa bëgg comprimé bi laa bëgg moom bi tamit nga changer ko bu naanee fer bi nga ne ko noo gisee fer bi ma la jox ndax dérangé wu la ndax changé wul sa yaram ndax amuloo dara lu ko yenn saa yi mun na peut-être fer bi su ma ko naanee daal nii la may def nii yooyu itam da nga ciy waxtaan ak mu parce que waxtaan la bëgg nga mu defal la mais bëgg nga yow tamit moom tamit mu wax la en récompense luy ci problème am ban jaaxle la ci am te itam war nga ko laaj ndax doo wàccu waxtu wi ngay wàccu ñaata waxtu la ak nan la naka la ndax yaa ngi lekk bu baax parce que tamit bu ñëwee tamit dañ koy xool ba xool périmètre kiiwam xool ndax croissance am normal na et tout di ko laaj tamit ci li muy lekk parce que toujours dafay changer moom dafa changer donc bu fekkee tamit yenn xool nga saytu nga doomu jàngoro beeg yooyu su fekkee da koo am tamit di nga ko tette ne ko ah doomu jàngoro bi de ak moom pour nga am doom nii ngay def ak nii di naan garab yeeg yooyu. ci biir CPN bi gis nañu yenn saa yi da ngeen di ne soxna yi maanaam ñu préparer seeni bagage yi nga xamante ne jour bi bu jotee moom la ñuy faral di yóbbu. lan moo waral loolu. loolu mooy plan d'accouchement. tamit yan bagage la ñuy faral. loolu lépp waxtaan la échange jigéen wérul bu ñëwee ci njëlbeen bi boo commencé ba wax ko da nga ëmb war nga koo wax tamit parce que. xëy na fii yenn saa yi nga nekk ci zone bi nga xam ne zone urbaine la amul problème mais yenn saa yi nga nekk zone boo xamante ni waruwaay bu muy jël sax pour dem matu ji da koy tax donc war nga kaa waxtaan ak moom ne ko mbaa waxtaan nga ak sa jëkkër wax nga ko ne léegi fi mu ne nii jigéen wéeru nga bés booy am doom lii ak lii même da nga koy wax mu préparer sax di dajale tuuti somme boo xamante ni buy accoucher du nekk ci maanaam état boo xamante ni lu ñu wax danaan amu ko yooyu yëpp da koy préparer mais aussi préparer sër yi muy soxla wut savon nga xam ne bu demee bu kii yi nga xam ne dafa tilim ñu fóot ko savon bu mu koy fóote yooyu yëpp da koy préparer loolu passé yére yi boo gisee toujours moom laa lay wax nee naa leen carnet bi tout le temps yooyu ñu leen di wax da ciy nekk lii li muy lekk la mais aussi boo ñëwee fii gis nga mu ngi nii di préparer pour bagage am passé ka préparer ko parce que tamit wax ko ne ko carnet beeg échographie beeg analyse yëpp da nga koy def ci biir sac bi
ce qui fait que xam nga nit ki su nekkee ci métit waajal bi du ko mën a waajal boppam donc boo ko waxee déjà mu préparé wu yenn saa yi nga gis koo xam te ne ëmb taaw la xëy na xamul métit bi waaye dañ ko teel a ñaax ne ko dana metti waaye su mettee na nga def nii ak nii loolu am na ci solo. tey jigéen mu ëmb tey lan la war a moytu lan la war a éviter ba grossesse bi yëpp jaar ci yoon. waaw li muy war a moytu souvent man damay wax ne leen toujours yenn faux pas yi baaxul yenn daanu yi kii baaxul sol talon boo xam tan bu xaw a waxuñu bu rasé waaye bu yam sol yére yu xaw a ample soutien yi mu bañ ko serré mais aussi muy lekk bu baax naan nelaw aussi am temps de repos ba pare di naan feeram waaye yenn saa yi nga gis yenn zone yi nga gis jigéen boo xam te ne fer bi nga koy jox da koy jël sànni ko yooyu tamit amul sens jigéen wér da nga war a respecter say fer di naan fer yi normalement et tout. ci lekk bi ngay wax sànq sax parce que am na ñi nga xamante ne dañ leen ne bu leen lekk lii bu leen lekk lii bu leen lekk lii est-ce que loolu noonu tam baax na ci moom walla yéen seen côté dafa am li nga xamante ne moom ngeen di ne lii ngay lekk walla tam bu lekk lii comme ci famille ñoom naka lañ koy defee. waaw parce que am na yoo xam te ne moom culture la ay naan bul lekk lii boo lekkee lii sa doom bi day mel nii walla boo lekkee koko sa doom bi day am gémmiñu koko loolu moom amul. c'est-à-dire dafa war a am alimentation bu équilibrée maanaam lépp lay lekk lekk ndawal am jën ceeb yooyu yëpp dafa war a lekk alimentation dafa war a équilibrée ak fruits surtout fruits saisonniers bu ñuy wax fruits dañuy wax yi nga xam ne waxuñu nga dem jënd bu cher wala déedéet li nga xam ne si biir at mi dina am ay fruits yoo xamante ni waruñu ko xeeb ay bu teyee dinañ am di tax bu subaa ñu am matt beneen yoon ñi ngi am mango orange macha allah sunu région bi moom loolu am na solo. bëri na fi émission bi presque jeex na tey ban conseil ngay jox soxna yi. soxna yi xanaa ñuy fexe di ñëw consultation bu ñuy ne yenn saa yi dañuy wax naan sage-femme bi boo demee ni sage-femme bi moo ñoom ñoo yem seen rakk la seen mag la seen si ñoom la bokk moom ñoom ñoo yem donc saay bu amee lu ko jaaxal daal te souvent mi ngi dëkk ci biir dëkk bi man maa ngi dëkk fii ci poste bi donc lu la jaaxal rek ñëwal ñu seet la et tout. voilà madame Camara ñu ngi lay remercier bu baax a baax ñu bay la rek nga tàggoo ak téléspectateurs yi wala auditeurs yu ñuy déglu. waaw maa ngi jaajëfal ñëpp ñi doon déglu. di remercier groupe Média du Sud vraiment merci beaucoup à la prochaine. voilà fii la ñuy yem ak yéen ci seen émission santé pour tous j'espère que dëgg ngeen conseil yi nga xamante ne madame Camara joxe na ko te it di ngeen ko suivre à la lettre di leen jox dig daje ci beneen numéro ak beneen sujet bi nga xamante ne moom la ñu war a waxtaanee ci seen émission santé pour tous jërë ngeen jëf.